am fit boobu la ñu ràññee ci Frapp France Dégage gis nañ leen samedi bële ngeen dem amoon ngeen sax arrestation bu ngeen di dem assemblée nationale pour waxtaan bi nga xamante ne nguur bi mi ngi ko doon tënk ci poste premier ministre ñu gis ni arrestation am na ani nan la demee. waaw ñun d'accord ñu woon ci président Macky Sall li mu namoon def supprimer poste premier ministre ndaxte dañoo jàpp ne day yokk doolewam moom or ñun suñu gis-gis mooy àddina toll na foo xam ne askan wi la ñu war a yokk doolewam pas ñi ñu fal ndaxte ñi ñu fal comme ni ma ko doon waxee sànq dañuy def seen bopp ay jaraaf yu ndaw ay firawna yu ndaw ay yàlla yu ndaw alors que ñoom ay surga dong lañu ngir wan leen ne ñoom ay surga lañu askan wi la ñu war a dooleel pas ñoom président de la république 1960 ak léegi buur la muy buum di buum mi il nomme à tous les emplois civils et militaires moom mooy contrôler exécutif mooy contrôler assemblée nationale mooy contrôler tamit yoon justice ku mu neex la ñuy tëj ku mu neexul duñ la tëj mu tëj Khalifa mu tëj Karim Wade waaye nag bu kenn laal Omar ñebbe aan mi nga xam ne moo ne day jënd kilo ñebbe 4500 bu kenn laal Mamour Diallo bu kenn laal Mbaye Prodac 29 milliards donc kooku noonu bu ñu bëggee Sénégal jëm kanam bu ñu bëggee yoon am fi bu ñu bëggee ñu saytu Sénégal ci anam boo xam ne dafa dëppook njëriñu askanu Sénégal moom président de la République ñoom député ñoom conseiller ñoom maire foog ñu wàññi seen cër delloo ko askan wi jox ko askan wi loolu moo taxoon ñu demoon assemblée nationale wane suñu ñàkk ànd ak loolu ànd si ak suñuy mbokk FDS ak COS M23 ak ñeneen ñu jàpp ñu tëj ñu bon demee na nu mu demee ñu ëpp ñu doole jaay ñu ko mu def passage en force jàllale suppression premier ministre waaw ñu continuer xeex bi rek. te fas yéene wu leen bàyyi da ngeen di continuer. te gis nañu ñu ñoom seen biir li ñu bëgg la ñuy jàllale. kenn mënu si dara waaw léegi est-ce que amul doo leen taxaw seetlu xool ne ni même boo leen xeexee tamit ñoom li ñu bëgg la ñuy jàllale ngeen xool yi beneen moyen boo leen def. xam nga mu ngi mel ni nga ne ma tey ci jamono njaam comme ñi nga xam ne ñoo doon jaay suñuy maam ñoo ñu ëpp doole. teg ñu fitna di ñu noot waaw est-ce que duñu xool neneen jamono njaam wala da nga ànd ak njaam wala àndoo ak njaam amul beneen pexe léegi nag ban pexe ngay def xeex rek wala da ngay xeex pour jóge ci njaam nga sensibiliser nga conscientiser wala nga njaaloo mooy nga ànd ak ñi nga xam ne ñoo la teg njaam mooy li président Macky Sall mooy Ouattara di def ak tubaab bi di def ak nasaraan si di def ak ñi ñuy noot mooy njaaloo jamono colonisation ñaari pexe rek moo am amul ñett xeex wala collaborer xeex wala njaaloo jamono bii itam loolu moo fi am donc wala dañuy toog seetaan ñuy toroxal suñu ay béykat di toroxal suñu ay sàmmkat di toroxal ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ci askan wi en tout cas li ci ëpp ñenn ñi di jëriñoo maanaam loolu wala ñu toog seetaan léegi nag waaw am na réflexion bu ñu war a def waaw xëy na lan moo tax maanaam sénégalais toog lan moo tax ñu bëri bougé wuñu lan moo tax waaw question yooyu c'est sûr que ñun laaj yooyu dinañ ci gëstu waaye gëstu bi mënul tekki bàyyi xeex bi gëstu bi mënul tekki toog bañ a bëri gëstu bi rek xëy na pour gën a ñoŋal bëri bi la pour gën kaa wëyal pour gën a dajale doole yi nga xam ne mooy mun wax président Macky Sall ak ñi mu àndal stop dafa doy lii mënatul nekk ba ci li ñuy dund jamono ji ñu ngi rey jigéen yi ñu ngi rey ku dul jigéen ñu ngi rey xale yi ñu ngi rey handicapé yi fii amul kaaraange fenn mais loolu mënoo ko comprendre te boole woo ci itam ne Sénégal un policier pour plus de 5000 habitants moo fi am benn policier pour plus de 5000 habitants policier boobu mën na assurer kaaraange juróomi junni habitants alors que norme yi c'est un policier pour 1000 habitants mais lan moo tax Sénégal mu am un policier pour plus de 5000 habitants mais c'est parce que dañuy seet dañoom njiit yoo xam ne dañoo bàyyi doxandem yi kii mu suñu alal li ci ëpp ñu yóbbu ko astut bi fi des président de la République mu cëral boppam 8 milliards par an fonds politique lu ma neex laa si def mu cëral tamit ay fonds politique président assemblée nationale mu cëral ay fonds politique président HCCT di taxawal ay kuréel HCCT yoo xam ne amul benn njëriñ ci askan wi lu dul séddoo pàccoo seen biir di jox ñi nga xam ne ñooy jëkkër wala jabar ci diplomate yi weer bu nekk 500 000 par mois mun naa continuer lim bi loolu moo tax amuñu un policier pour plus de pour 1000 habitants donc ça veut dire que
tant que réglé wuñu les questions de sécurité dinañ continuer di rey doomu aadama dinañ continuer di sàcc nag ak béy ak juru en fait suñu ay béykat ak suñu ay sàmmkat dinañ continuer di dajji ay kër ay magasin ak yooyu kaaraange du fi am te mënuñu wekk lépp ci loxo yàlla. donc loolu bu amee man sama jabar ñu mun ko violer man sama doom ñu mun ko rey sàcc ko def ay sacrifice wala leneen mais mënuma toog seetaan mënuñu toog seetaan donc xeex bi foog mu wëy ndaxte ñun dafa leer nañ ci suñuy gët ne nooteel bii moo waral kaaraange amul ndaxte boo jëlee maanaam suñu xaalis di ko jëndee ñebbe 4500 mais fan ngay amee xaalis bu doy pour dab bànneexu askan wi ci wàllu kaaraange ci wàllu njàng ci wàllu wér-gu-yaram mboose tey maanaam téeméeri tout tànk bu nekk bu war a dem ci préscolaire ñaar fukk ñoo fay dem ana juróom-ñett fukk yi maanaam 80% yi parce que amuñu ay enseignants yu doy amuñu ay cases de tout petits yu doy loolu ba kañ xeex bi moom foog mu wëy xeex bi foog ñu wëyal ko xeex bi nag wëyal ko bokk na ci sensibiliser conscientiser c'est vrai que ñu ngi ñuy jàpp ñu ngi ñuy buntu xatal ñu ngi ñuy def lii mais saay bu ñu jàppee nit yi ñu ngi naan lan moo tax ñu jàpp leen donc nécessairement nit yi dinañ gëstu ne lan mooy APE lan mooy franc CFA kon ndekete benn policier sénégalais mu ngi def liggéeyu juróomi policier kon ndekete Sénégal mu ngi am ñaar fukki neurochirurgien kon ndekete Sénégal ñaareelu université bu ëpp doole ci Sénégal mu ngi tudd université virtuelle du Sénégal maanaam amuñu ay classes yu doy ak jàngalekat yu doy moo tax ñu naan université virtuelle du Sénégal loolu mooy wax ji donc sensibilisation boobu ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom itam ci seen façon ci seen yoon ñu ngi def sensibilisation ñaar yooyu bu dajewee am nañ yaakaar ne day yéex rek waaye du fanaan àll xelu li ëpp ci doomu Sénégal góor ak jigéen dina leer naññ ci ne dafa jot ñu jëlee fi nooteel. ci réflexion bi nga wax sànq ci lay delluwaat parce que bu fekkee ni yéen da ngeen war a teg doo leen teg sax xeex bi comme ni ngeen ko wax da ngeen di xeex chaque jour mais da ngeen war a am ay questions yi ngeen posé wu parce que tey bu ñu gisee Macky Sall amaat deuxième mandat te ngeen di xeexal population bi baykat bi nekk ci àll bi voté Macky Sall dinaa ñu laajte est-ce que baykat bi sonn na ñoom ñi nga xam ne ñoo ko reconduiraat bu fekkoon sonn nañu comme yéen ni ngeen ko gisee nii di leen xeexal est-ce que war nañu reconduiraat Macky Sall muy am deuxième mandat. waaw ñun suñu gis-gis ci deuxième mandat bi président Macky Sall am ñaar la benn bi muy lu leer nañ ci suñuy gët président Macky Sall dafa def putsch électoral président Macky Sall dafa def hold-up électoral maanaam dafa foqati élection yi loolu dafa leer nañ donc kooku noonu boo amee gis-gis boobu munoo kon jël responsabilité yëpp def ko askan wi bu jaaroon yoon président Macky Sall du am deuxième mandat wala buy am deuxième mandat dina dem deuxième tour waaye avant élection yi dafa teg li muy teg fexe ba avant élection yi mu wóor ko ne dina jàll bésu élection bi tamit mu jënd ay nit xam nga loolu bon ñun mënuñu ko considérer daal président Macky Sall ci suñu gis-gis dafa sàcc élection yi ñaareel bi sàcc na élection yi mais c'est vrai que am na une partie de la population sénégalaise bu ànd ak moom waaye loolu mënoo ko xayma bu baax parce que bu fekkee élection yi jaarul yoon mënoo xayma kan moo voté te yàlla tax xam nga tey jii nii boo waxee nit ki ne am na 5 bulletins ci bureau de vote bi boo maanaam boo ma votelee boo indee yeneen ñeent yi d'accord ma jox la 5000 xam nga loolu maanaam du xayma du base bu clair boo xam ne mën nga xayma ndax askan wi bëgg na Macky Sall te tax mën na bëgg Macky Sall te yàlla tax boo waxee nit ki ne boo ma votelul mën nga ñàkk sa bourse de sécurité familiale xam nga loolu mënul nekk loo xam ne ñun en tout cas mën nañ ci sukkandiku pour xayma ndax askan wi dafa votel Macky Sall te yàlla tax ndaxte boo waree ngalab askan wi da nga koy ngalab ci base yu leer naññ askan wi tamit dafa sonn tamit ñun loolu dañ ko comprendre juróom fukki at politiciens yi di leen di këlli-këllee tey ñu ngi fii suba ñu ne fële tey ñu wax lii suba ñu tub ko tey ñu yekk yu mel ni xeme Macky Sall ca ëllëg sa ñu ànd ak moom tey ñu yekk yu mel ni xeme Abdou Diouf ca ëllëg sa mais askan wi da koy gis à un moment donné ci askan wi ñaar moo leen di tënk bu ñu gisee loolu yëpp dañu xam nga lan la ñun nañu toog suñu kër faf sax du ma dem voter mooy li ñuy woowee apolitisme ñaareel bi mooy xam nga lan la ñoom ñëpp benn lañu mën naa xool man naka laa tooyalee sama ceeb naka laay niinalee sama ceeb donc ku ma jox 5000 ma votel la kan moo am 5000
mooy ñi nekk ci nguur gi. donc moo tax ñun askan wi mënuñu leen ngelab trop parce que benn président Macky Sall dafa sàcc élection yi, ñaar politiciens yi seen wàllu bopp gis nañ fi lu nekk. am na ñoom Landing Savané ñi nga xam ne amoon na jamono yoo xam ne askan wi da ci amoon yaakaar ñu dem ba jëmmi jamono ñu dégg ne Landing Savané dañ ko doon jox weer bu nekk 30 millions par mois. xam nga loolu askan wi ñenn ñi duñu gis loolu dégg loolu ba pare ne patt ne tekk dañu naan xam nga lan la bàyyi nañ wala ku ñëw baax na waaye nag ñoo jox xaalis. donc loolu moo tax deuxième mandat bi am noonu la ñu defee politique fii ci Sénégal te loolu tamit bokk na ci lu ñu war a soppi voilà. léegi ak yan moyens ngeen xalaatee ni mun ngeen ko soppi. benn bi sensibilisation information boo xamee na nga xamle foog ñu yeete ndaxte waxtaan ci la lépp xaj ci biir waxtaan boobu ñun suñu gis-gis mooy doomu Sénégal yi góor ak jigéen mag ak ndaw dañoo war a waxtaan itam pour xàll yoonu Sénégal bu bees léegi nag foog nga am projet maanaam projet politique ñun jàpp nañ ne war nañ par exemple wàññi maanaam cëru président de la République cëru monsieur le maire wax naa ko fi sànq cëru député yi ba pare dooleel d'accord li nga xam ne moom mooy sañ-sañ ak cëru askan wi beneen bi mooy war nañ xool système boo xam ne maanaam du ñu mettre l'argent au cœur de la politique du xaalis képp xaalis mooy gagné parce que bu fekkee mbiru xaalis la bon les dés sont pipés d'avance maanaam mbir mi jarul bëre ku maanaam ku la ëppale xaalis mooy gagné c'est pas ku la ëppale gis-gis bu baax c'est pas ki nga xam ne moo la gën a baaxle maanaam projet c'est pas ki nga xam ne dafa convaincre askan wi waaye koo xam ne dafa am xaalis bu dee politique loolu la Sénégal ak yenn réew dinañ woy ci loolu donc wàññi le poids de l'argent bokk na ci wàññi le poids de l'argent par exemple ñu ne député dootul fayee ko 1 million par mois mais béykat bu nekk député na nga dem sa tool nekki ndaje assemblée nationale bu amee nga ñëw assemblée nationale bu réunion assemblée nationale jeexee nga dellu sa tool jàngalekat bu nekk député bu réunion jeexee na nga dellu sa classe ñaar lay tax ñaar lay indi benn bi di nga xam ne yow muy jàngalekat boo xeexul assemblée nationale pour que état bi dooleel jàngalekat yow di nga continuer torox waaye boo xasee ba am 1 million par mois yow bu la neexee na école bi yàqu na njàng bi yàqu yow yaa ngi fayeeku diiru juróomi at weer bu nekk 1 million. donc benn dina assainir la classe politique dina tax képp ku ñu fal nga dem ci assemblée nationale yow muy béykat boo xeexul assemblée nationale doo am jiw de doo am engrais doo am suuf waaye yow béykat ñu jël la di la fay 1 million par mois bu la neexee na mbay mi yàqu bu la neexee na jiw bañ a am yow am nga sa 1 million boo xam ne leer na la mekk di nga am jiw donc foog ñu changer notre manière de fonctionner donc benn pour ñun ñi nga xam ne ñooy ndaw yi nañu wàññi xaalis nañ leen jox par exemple ay indemnité de session te bàyyi leen di leen di jox ay 1 million dina tax ñoom ñu gën a góorgóorlu dina tax itam xaalis boobu ñu dugal ko feneen ci kaarange ci wér-gu-yaram ci njàng ci yeneen ak yeneen ci sage-femme ci gynécologue donc am na pour ñun ay politique yoo xam ne buñ ko defee dina tax politique bi sell dina tax askan wi fal te bëgg-bëggam tax dina tax itam ñii ñuy fal gën a góorgóorlu ndaxte bu ñu góorgóorluwul maanaam du ñu enrichir sur le dos du contribuable sénégalais donc maanaam politique wala parti politique du doon un moyen d'enrichissement en fait personnel du doon ab GIE boo xam ne voilà da ngay teg yi. ci xeex bi la ñuy des toujours gis nañ la semaine passée gis benn front bu bees bu juddu muy front pour la libération de Khalifa Sall muy signé ay pétition ñu gis la ci biir seen conférence de presse ani ban rapport nga sekk ak Khalifa Sall ba mën a dugg ci. Khalifa Sall mosuma ko gis. Khalifa Sall mosuma wax ak moom mosuma jàkkaarloo ak moom mosuma wax ak moom téléphone. xaw ma sax fu mu dëkk ci àddina bi. donc mag Khalifa Sall sekkuñu dara bokkuñu dara dafa fekk rek ne li ma doon wax sànq. dañoo war a ji wala dooleel ci xelu citoyen sénégalais yi solidarité dañoo war a ji ci seen xel gis loo xam ne du dëgg du yoon te ñu wax ne du dëgg du yoon loolu dafa am solo sinon lii raam sa ñàkk bi la jëm
lii fiy jëlee mais Karim Wade lii fiy jëlee ki nga xam ne moom mooy Khalifa Sall ah yow mii di baadoo la yow mii di ouvrier yow mii di béykat yow mii nga xam ne nekkoo maire nekkoo doomu président de la république mosoo nekk ministre amoo carnet d'adresse international du la fa bàyyi. lii mooy wax ci li dal Khalifa Sall du dëgg du yoon. Khalifa Sall otage politique la Khalifa Sall prisonnier politique la jaay ko doole ëpp ko doole ne ko ràpp ci kaso ndax lan lenn donc bu nekkee candidat mën na wàññi sama wërsëg am deuxième mandat. donc du dara ndaxte lii nga xam ne moom la ñu wax ne moo ko def bu dee moo ko def am na ñoo xam ne ñu ngi def lu ko ëpp doole te ñu ngi toog fii ñu bàyyi leen ñu ne tekk ñu ne méng ci seen dossier président de la République ci boppam ne man maay teg sama conc ci dossier bu ma neex. dossier bu ma neexul nag ma teggi sama conc mooy bu Karim Wade mooy bu Khalifa Sall mooy bu Ousmane Sonko mooy bu keneen ak keneen ak keneen. donc ñaawteef bu amee loo xam ne dëppoowul ak yoon bu amee dañoo war a ànd jàkkaarloog fexe lii dañ fi parce que du fi bàyyi kenn. tous les Sénégalais sont en sursis, sont en danger. loolu moo waral kon faw ñu ànd ñun ñi nga xam ne xam nañ ne lii du dëgg du yoon même pour waa APR sax baaxul ndaxte buñ ko bàyyiwee ñoom day yéex waaye du fanaan àll mais dinañ jóge ci nguur gi. buñ fi bàyyee système boo xam ne Sénégal boo xam ne ku am doole nga jaay ko sa morom donte du dëgg mais yow mi sax tey yaa ngi si bénéficier waaye ëllëg bul xool bul gis fooy mujjee. raison yooyu moo tax ñu gis leen ngeen dugg si mais pas raison politique wala ngeen xamante ne. non bokkuñu dara voilà wax dëgg yàlla sekkuñu dara dafa fekk rek ne ni ñuy jàppalee di ànd ak animateur polyvalent ni ñuy àndee ay commerçant te duñu commerçant ni ñuy waxee ci question yoo xam ne question yooyu dañoo jàpp ne ay question national la ñëpp lay laal dañoo jàpp ne dossier bu Khalifa Sall dossier bu Karim Wade dossier yoo xam ne leer nañu ne fii kumba am ndey ak kumba amul ndey la faw ñu taxaw si ndaxte kumba am ndey ak kumba amul ndey loolu wóorul loolu mooy yow mboosee ëllëg waaw boo amulee doole bés boo amee problème ci kanamu yoon mais ñu def la kumba am ndey kumba amul ndey loolu est-ce que dañ ko war a seetaan man du ma xaar ba mu daanu sama kaw pour ne gars yi wuy walloo déedéet da nga koy seen fële kay mu leer na ne lii du dëgg du yoon ñu ànd jóg fay daay bu ñu àndulee ñu xoddeeku wallaay di nga lakkale day yéex rek waaye du fanaan àll di nga lakkale te nag bëgguñu seetaan Sénégal tàkk bëgguñu seetaan Afrique tàkk jamono njaam dafa tàkk jamono colonisation dafa tàkk fu mu nekk nii mu ngi tàkkaat di wéy di tàkk bay waaj a raaf bay waaj a sànku dafa doy ñun Sénégal ñun Afrique jàmm la ñu bëgg jàmm tamit bokk na si yoonal yoon doxal yoon te Khalifa Sall liñ ko teg du yoon bu jëng la kumba am ndey ak kumba amul ndey la te waruñu ko seetaan. léegi lan nga xalaat ci dialogue politique bi. jàmm la ñu bëgg jàmm ci la lépp xaj bu waxtaan amoon ñun am na yu bari yoo xam ne duñ ko def donc bu ñu wootee waxtaan jàpp nañ ne war nañ waxtaan waaye waxtaan boobu na doon waxtaan boo xam ne li ko lal dëgg la du politique politicienne. donc moo tax ñii di wax naan waaw bëgguñu Aly Ngouille Ndiaye jiite ko dañoo bëgg waaw président Macky Sall moo war a jox garantie askanu Sénégal ne waxtaan bii niroowul ak waxtaan ya ko jiitu waxtaan bii waxtaanu fulla lay doon waxtaan bii li ci tukkee naa ko sàmm bu ko defulee kenn du am kóolute ci moom ndaxte moo fi waxoon ne sama rakk sama mbokk du mus a am décret de nomination nommé na rakkam moo fi waxoon gestion sobre et vertueuse wax dëgg yàlla gis nañ fi gestion pàccoo waaw lekk ak seeñu alalu réew mi lim fi waxoon bëri na te mu dëdd ko maanaam président Macky Sall 2012 ak léegi day wax lu mu dul def day def lu mu dul wax donc moom moo war a joxe ay garantie ne président Macky Sall bii kat président Macky Sall bu bees tàkk la bu safaanoog li ngeen xamoon bu joxee garantie yooyu pour ñun war nañ fa dem ndaxte kat toog fii di mëkk grenade lacrymogène toog fii di marche toog fii di xeex toog fii ñu lay tëj wax dëgg yàlla tal nañ lu ko ëpp tal nañ lu ko gën askanu Sénégal nag jaral nañu lu nekk
balaa ñoo egg foo xam ne maanaam jaru ko nañu waxtaan nañu diisoo te ñu respectante ndaxte kat Afrique bëri na ci ay réew yoo xam ne bu fa ay amee ginnaaw yàlla ñàkkum démocratie la ginnaaw yàlla jaay doole bi la gis nga mala boo ko jaayee doole sax waaw bu yàggee mu ëlbati ko jàkkaarloog yow ak lu mu néew doole rawatina nag askan nag bëgguñu li xew ci yeneen réew mu am fi bëgguñu ñàkk jàmm waaw bu am ci réew yu bëri ay yu am ci réew yu bëri waaw te mbiru élection ak mbiru démocratie bokk na ci li ko indi donc président de la république ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci kujje bi waaw war nañ xool naka la ñuy fexe ba waxtaan waaye fi may daanele mooy dialogue bi mënul nekk rek dialogue processus électoral carte yeeg mbañ gàcce beeg caution beeg parrainage beeg dëgg la am na solo nañ ci waxtaan ndaxte ñu ngi génn ci élection présidentielle boo xam ne ñeenti candidat sur juróom ànduñu ci d'accorduñ ci dialogue bi war na porter ci mbiru njàng bi l'école est en crise ci mbiru wér-gu-yaram santé bi elle est en crise ci mbir yu bëri sinon bu nekkee dialogue politicien dialogue processus électoral day rek gën a dëggal gën a saxal gis-gisu ne politiciens yi tant que mbiru élection tant que seen candidature ce n'est pas en danger ñoom mbiru askan wi yitteelu leen or ñun li ñu gën a yitteel mooy mbiru askan wi ñun waa FRAPP France Dégage dañoo jàpp ne dialogue bi war na mun waxtaan ci mbiru franc CFA war na mun waxtaan ci APE war na mun waxtaan ci dogal yu am solo ci wàllu koom yi président de la République di jël te dëppoowul ak njëriñu askanu Sénégal waaye bu fekkee mbiru processus électoral rek ëllëg yow Khalifa Sall ëllëg yow Ousmane Sonko ëllëg yow Idrissa Seck ëllëg yow Aïda Mbodj di nga am problème ci wàllu politique askan wi dëddu la seetaan la ndaxte kat crise éducation waxu leen si du ngeen si marche du ngeen si xeex saay bu ñu leen sànnee grenade lacrymogène mbiru élection la gisuñu fii parti politique boo xam ne sànni nañ ko grenade lacrymogène jàpp nañ njiitam ndax day xeex mbiru wér-gu-yaram ndax day xeex mbiru mbay mi mbiru béykat yi loolu nag foog ñu seetaat ko ñun li ñu gën a yitteel mooy jafe-jafe askan wi tey jii nii waroon nañ jàpp ay opposants ndax ñu ngi marche di lakkal président Macky Sall ci wàllu kaarange bi ndaxte dee bi dafa doy rey bi dafa doy viol yi dafa doy dialogue bi nag dafa war a porter ci loolu acteurs yi nag war nañ wax ci loolu bu ñu waxul ci loolu wax dëgg yàlla ñun xamuñu ci ñoom dara. léegi nan nga xalaat ci ñaar ñu jot a proposé pour ñu jiite ko muy professeur Babacar Gaye ak Mazid Ndiaye. li am solo daal mooy ñi sekk dialogue bi bu ñu amee consensus d'accord ci ñi nga xam ne ñoom ñooy jiite ñoom ñooy faciliter maanaam dialogue boobu ñun amuñu ci benn problème waaye c'est vrai que Aly Ngouille Ndiaye Aly Ngouille Ndiaye la wax dëgg yàlla Aly Ngouille Ndiaye moom wax dëgg yàlla kooku moom mënuñu am kóolute ci moom waxul dëgg ci wàllu pétrole bi moom moo organiser élection yi ci anam yoo xam ne ñaaw na kooku mënuñu am kóolute ci moom waaw kooku moom il est disqualifié léegi nag bu dee ñi ko sëkk ànd nañ d'accord ci diw ak diw ak diw alhamdulilah mais déjà nañu rafetlu le fait que président Macky Sall ak ñi mu àndal nee nañ d'accord nañu pour que mu nekk une personnalité indépendante nañ ko rafetlu parce que nañu fàttali li amoon avant élection présidentielle dafa ne du ma ko def bii paa nee na nangu naa ko def waaw nañu ñaan yàlla affaire boobu antu mu doon ngëneel pour askanu Sénégal sépp. lan mooy sa dernier mot. mooy ñu xam ne beneen Sénégal mën na am beneen Afrique mën na am te dañoo war a fexe ba suñuy gëtu doom suñuy gëtu sët ñu ubbi ko ci beneen Sénégal ndaxte Sénégal bii Sénégal ndóol la Sénégal torox la Sénégal ñàkkum xëy la Sénégal feebar la Sénégal jafe-jafe Sénégal njàqare beneen Sénégal boobu kenn duñu ko defal kenn duñu ko xalal kenn duñu ko tabaxal ñun ñoo koy tabaxal suñu bopp ay waleen ñu jóg ay waleen ñu ànd fexe ba beneen Sénégal boobu ñu taxawal ko. ñu ngi lay jaajëfal. di la remercier.